sunu mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu tey ñëw nañu seen émission tali bi comme ni ñu koy faral di waxee rek di ci waxtaanee li nga xamee ne dañu ko seetlu muy li jëm ci wàllu accident yi comportement chauffeur yi ci tali bi jëye yi nga xamee ne ñoo ngi koy seetlu ba jax ñenn ñi yëkkati seen i kaddu rawatina kii nga xamee ne moom mooy njiitu réew mi yëkkati ci kaddoom wax ne war nañu seetaat yenn yi nga xamee ne noonu la ñuy doxalee ci tali bi di li sabab ñu ci ànd ak ñoo xamee ne kenn ki miin ngeen ko ci sunu émission muy Mass Diong di kenn koo xamee dañuy ànd ak moom jamono ju ne ci seen émission bii nga xamee ne moom mooy tali bi waaye tey it ñu am ci kenn koo xamee dañu feggoog moom ñu di ko wax Ousmane Dione ñu gën koo xam ci bienvenue di consultant manager cabinet d'assistance et de prévention Dione ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi fay bu baax Ismaïla. tey dañu ñëw ci waxtaan ci li nga xamee ne moom mooy accident bu ñu xoolee accident yi jéggi na dayoo tey bu ñu doon xool définition bi ngay jox accident lan lay doon. waaw Ismaïla définition accident xëy na bu ñu ko buggee tekki ci wolof dina xala doy waar waaye nañ jàpp ne rek saa su amee juyatloo ci diggante kattanu chauffeur bi dawal oto bi ak li nga xam ne moom la tali bi laaj accident dala di am waaw loolu daal ci gàttal mun nañ wax ne mun nañ ko tekki noonu. ñu ñëw ci ki nga xamee ne moom mooy Mass lan nga jàpp ne mooy accident yow. li may wax rek mooy dawal naa 33 ans mosuma ko gis accident mooy ndogalu yàlla maanaam loo munul lu munut a ñàkk maanaam ngay dawal garab daanu sa kaw wala tonnerre ñëw fekk la daanu sa kaw poto lampe daanu sa kaw loolu mooy accident li am fii nag du accident loolu nga ko wooyee collision choc lu ne loolu nit moo koy indi nit mooy def loolu moom li ma la waxoon rek dawal ba mbëkk garab gi du accident da nga naan mbëkk naa garab gi ndax garab gi fekkee siw la oto topp oto jege ko lool mu fare na nga fekk ko mbëkk ko du accident da nga naan mbëkk naa oto bi boo dee wax ji rafet daal mbëkk naa oto bi mbëkk naa xale bi doon traverse tali bi parce que da nga doon daw excès de vitesse dafa am foo xam ne waroo fa daw maanaam plus de 40 à l'heure boo fa dawee 70 boo mbëkkee nit mu dee yaa ko rey bokkul ba léegi duñ ko jaxase maanaam fu mel nii biir Médina biir Sicap xale buy dox nga mbëkk ko xale mun na jum nga mbëkk ko mu gaañu damm boo dawee vitesse bi ñu la wax nga daw ko foofu 30 40 du rey nit waaye nag boo fa dawee 60 ko mbëkk mu dee mag sax da ko mbëkk mu dee. ci loolu la ñuy ñëwee ci monsieur Dione ñu gis ne accident yi dafa jéggi dayoo tey statistique yi bu ñu ko doon def tey lan nga ñu ci mën a tënkal ñu xam dayoog fi mu ne nii accident ci sunum réew. pour wax la rek ni li nga wax dëgg la déjà en 1990 bi ñu xaymaa gis nañ ni accident circulation moo nekkoon 9e cause de mortalité ci àddina bi même saytu yooyu dem ne bu ñu defulee ndànk maanaam bu ñu ci jógulee fii léegi 2020 mooy nekk 3e cause de mortalité. ñun fii ci Sénégal diggante 2002 ak 2011 am nañu maanaam 22 000 victimes ci accident yi alors bu ñu demee ba 2012 2013 mu am 4 830 accidents 2012 2013 15 000 ak lu topp accident yëpp jur ay décès. ñu jàpp rek ni daal ci fukki at yooyu am na 41 900 accidents yoo xam ne ci ñaari at yi mujj rek 2013 ak 2014 2400 doomi aadama ñàkk leen seen bakkan ci accident. kon bu ñu la déggee mooy jar na nag taxaw seetlu kon. taxaw seetlu boobu am na ndax rapport mondial bu 2004 banque mondiale ak OMS def ko dañu saytu. gis ne 1,2 million doomi aadama ñooy dee ci kaw tali bi ak 50 millions yoo xam ne dañ ciy jëlee ay gaañu-gaañu yuy mujj ci lafañ kooku ba mu amee réewu Afrique yi jóg nag taxaw le 5 février ba le 7 février 2007 à Accra fanweeri réewu Afrique yónni seen ministre yu yore seen transport pour ñu dem waxtaanee
rapportu Banque mondiale boobu ak OMS pour xool parce que dañu ne 85% ci 1,2 million yooyu di dee ñu ngi jógee Afrique te Afrique moo gën a néew oto muy lu doy waar ñu ne kon nag léegi nañu jóg xalaat ci loolu def ko 2007 Accra 2009 UEMOA génnee benn programme à travers sa directive 15/2009 du 25 septembre 2009 programme bi def ci dugal sécurité routière parce que xam nga permis de conduire boo koy passé dañ lay saytu ci li la war a mën a lor ci tali bi mu koy wax règle de circulation ak règle de conduite mooy ni nga war a taxawee ci tali bi ak signalisation loolu mooy programme permis de conduire mais 2009 bi ñu saytoo UEMOA ñu ne dañuy dugal léegi njàngum sécurité routière ci biir formation permis de conduire muy directive 15/2009 alors Sénégal nag jël wàllam 2010 mu commandé plan national de sécurité routière muy lu am solo 2011 ñu def lancement décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020 et bi ñuy defee lancement bi gouvernement bi toogul parce que mbir mi doy na waar tar na ba nga xam ne il faut que ñu continuer di gëstu ñu ne kon léegi ne ñu créer moom gouvernement Sénégal créer li ñuy wax mouvement AGIR muy alliance globale contre l'insécurité routière mu ñëw di wéyale maanaam li ñu wax ci plan national sécurité routière boobu AGIR moom moo jur plan départemental de sécurité routière donc nga gis ne donc gouvernement bi xam nañ ne mbir mi tar na jóg na ci waaye du doy xalaat du doy moom la ak ay partenaires am xëj na bu ca kanamee ci biir waxtaan bi nañu mën a génne ay solutions. ci loolu sax la ñuy tar googu mooy li waral tey ñu toog war a def taxaw seetlu Mass bu ñu xoolee yii chiffre ci xayma day wane ne chauffeur si ñoo amul formation maanaam chauffeur si ñoo mënta dawal am oto yi nga xamee ne moom la ñu yor di ko dawal ñoo jagul wala boog def lu la neex da cee feeñ. waaw lépp la boole nag mais bi si gën a dangereux mooy mbir maanaam booy tabax kër ñu ne la fondement bi baaxul ngay dolli étage di teg xamal ne daanu bi day gën a ñaaw rek waaye dina daanu. kon mooy mënuñoo dawal. mënuñu dawal du tout ñëpp xam nañ ko te nag du ma wax chauffeurs yi transporteurs yi rek particuliers yi si lañ bokk. toog si télévision bi triste la daw leen ndànk loolu wàññiwul accident yi wax naa ko daaw kanam la jëm. bu ñu xoolee tey benn nga ci ubbeegum mooy li nga xam ne dafa jëm ci formation mais ndax formation chauffeur yi rek la. non particulier chauffeur yi ak nit ñi traversé tali bi boo amee xale bi muy xale li ñuy wax xale du dégg dafay roy la ngay def lay def doo amee ponkulum jëmm jël VDN bi oto di ko traversé bu màggee traversé day normal si boobu lii école war nañu ko jàngal jàngal xale ne booy traversé fee ngay traversé ndax oto bu mag bii di ñëw 4x4 bi oto bi si gannaawam mun na la bañ a gis du la sax gis ndax fi mu ko féetee mu xam ko xam ne buy jéggi tali bi na sóor lii bu bis boo wàccee bis doo jaar si kanamu bis. mais code de la route bi ngay wax ban différence la am ak kii routière bi ngay wax. sécurité mooy nga xam lii indi accident li koy jur ba doo si bokk maanaam xam nooy doubler camion nooy doubler correctement Ismaïla jàdd à gauche jàdd à droite bokkul. ñaari oto yu jàdd gauche dafa am ay mbóot yu indi embouteillage ay Bourguiba yi toujours ma wax leen ko yemul si embouteillage accident yu ndaw taximan nag particulier beeg ka jàng ka jàngul loo jàngul doo ko tari. kon daal wàllu formation bi. am na ci dañ ko faussé. prise de conscience boobu bu ñu ko xoolee. ci wàllu autorité yi. ci li ñuy wax l'insécurité routière. waaw damay fekk si Mass ci li mu wax léegi différence code de la route ak sécurité routière. kon nangu nga ne du benn. sécurité routière mu ngi ci biir code de la route ndax code de la route ay règles la yu ñu tëral ni la ñu bëggee nit ñi doxalee pour nekk si jàmm. mais ñàkk koo doxalee gi nag moo jur coow. très bien lu tax nag c'est parce que ni ñuy jàngalee code de la route pour mu wuti permis de conduire
dafa intégré wul notion de risque boo ko bëggee jëmmal da ngay jël ab woto ak doomi aadama buñ saa suñ jàkkaarloo rek jur na situation dangereuse ba keroog muy am événement dangereux accident loolu muy risque léegi nag buñ dee tekki sécurité routière dañuy tekki d'abord sécurité mooy lan d'abord sécurité kese nga xam ne moom état d'esprit la et sécurité ki nga xam ne xelam dafa dal ci li muy def yaakaar na ne musiba mënu ko ci fekk ak ka nga xam ne wóor na ko ni li muy def musiba mënu ko ci fekk kon sécurité routière mooy bépp règle ak bépp kuréel bu jóg pour aar doomi aadama mooy ni commencé waxee léegi donc gestion du risque mais problème bi xam fa la nekk Ismaïla ci organisation sécurité routière ñun fii ci suñu réew ni ñu ko mën a xaymaa rek mun nañ jàpp ne am nañu cadre juridique wax nañ ko léegi loi bi voté nañu ko créé ne institution lépp mu ngi fi donc ci wàllu këyit ak wàllu saytu mat na mu des usager yi lu leen war ci sécurité routière mooy jàngi ni ko Mass waxee bala ngay dugg ci oto nga jàngi ko parce que sensibilisation daf lay xamal li ci sa kanam ni mun na métti ni ko Mass di waxee mooy dafay waaraate bi mais formation oto da ngay formé wu pour balaa nga koy dawal ci loolu la ñuy ñëwee ci Mass maanaam wàllu tey lan lañ mën a def tey ba chauffeur yi wala boog nan lee soo war a mën a sàmmonte ba jëye yooyu maanaam bu ñu mën ko wàññi bopp. wàññi bu baax a baax mooy li ma la wax ñi jot a rëcc am seen permis di dawal kooku nag nguur gi mooy jël boobu décision ne léegi daal may naa leen 1 an wala 6 mois ku ne da nga am certificat dem defiwaat formation 3 heures de classe ça dépend bu dee particulier mun na def 3 heures de classe kii def conducteur professionnel bi nga xam ne dafay daw 12 heures 10 heures bokkut ak particulier dégg naa télévision kuy jàngale taxaw ne boo xoolee Sénégal jigéen ñee dàq dawal déedéet. Ismaïla parce que ñoo gën a tey aussi. parce que jigéen ñi aussi ñoo gën a ragal laa bëgg a wax. mais ragal googa rek prévention la. waaw xam damay ñëw xam nga kiy dawal oto bureau ak kër ga moo ëpp chance bañ a def accident. professionnel bi liggéeyal compagnie di tukki fi ba Tamba def ay 300 400 kilomètres dawal 10 heures par jour kooku jëye da koy yomb. loolu muy différence bi moo tax ñooñu seen formation ak ñoo xam ne transporteur la dañuy yore ñaar fukki nit yeb leen ñu fay la xaalis fay la pour nga rey leen fay la pour nga laagole leen kooku dafa na xam li muy def. mais yow loo jàpp ne kon moo waral accident yi. accident mooy ñàkk a xam bi ñàkk a jàng. benn ngoog oto yu jagadi. ñaar comportement chauffeur mooy li ma la wax bu ñu leen il faut nécessairement ñu dugg si permis à point. dama la waxoon da nga leen di seppi benn par benn di sànni. ñu xamadi. permis à point yooyu sax danañu ci. mais bu ñu xoolee tey lii nga wax nii muy waxaat ci insécurité routière bi. parce que faaw ñu laalaat fa baaraam. très bien dama doon àggal motalu moon suma présentation organisation bi. dama ne après cadre juridique après institution et cetera am na usager de la route war nañ ko former mu la Mass di wax nii mais am na aussi prise en charge médicale c'est-à-dire bu accident amee waa ji nañ ko gaaw a sauver muy santé. fii moom bu accident amee moom wër la dong la ñuy def. très bien ensuite mu am les formateurs yi aussi seen wàll dañ ko war a jouer mais seen jafe-jafe fii ci Sénégal maanaam auto-école entreprise la. ka fay nekk di gérant généralement jàngul ak affaire gestion d'entreprise. moniteur la di jàngale dawal ay xale yu xarañ lañu nag waaye entreprise dafa jafe gérer ba tax na formation bi nga xam ne moom moo war du ñu am kattan pour def ko donc il faut que ñu xool ñooñu. maa ngi nekk di wax système. xam nga système ensemble de composants la en interaction. bu ci benn doxul rek yëpp yàqu. kon formateurs yi bu ñu paree ñu jël ci les forces de l'ordre ñu bañ a yem ci contrôle administratif di contrôler activité de conduite bi nga xam ne ñetti activité la dawal oto ñetti activité la activité de contrôle mooy maanaam looy def te soxlawul xalaat booy dugal bi doo xalaat am na activité de guidance kooku da ngay xalaat pour def koy dépassement croisement am na
activité navigation ñetti activités yi moom mooy dawal oto léegi il faut force de l'ordre yi di commencer di vérifier mais oto bu dépassé ligne continue arrêté ko nga verbaliser ko bu ko xamal ko déjà parce que le rôle du policier c'est d'éduquer mais actuellement manque formation bi Mass wax léegi ci suñu chauffeur yi yóbbu na alkaati yi amuñu jot pour def loolu parce que ils sont obligés de contrôler le comportement finalement du ñu am pour xool saytu diggantaan ndax kii mu ngi dawal oto wala dafa koy dépassé tout simplement. ci loolu la ñuy mais Mass bu ñu xoolee loolu lépp nga xam ne wàllu formation beeg yi ci aju mais am na aussi gis lu ñu gis ci tali bi même waa sapeur bu ñuy sauver ji nit sax problème la ñuy am mooy xëy na mënu ma ko tuddee mën naa ko tuddee sax xaw ma indiscipline la xaw ma ñàkk a xam mais pour ñu sax rawale sax ki nga xamee ne moo def accident bi problème lay doon te loolu chauffeur si la ñooy téye seen oto bloqué yoon wi duñ leen xajal duñ leen bàyyi ñu dem loolu it benn la ci beneen bi ci topp mooy yenn yi ñu gis muy wàllu comportement muy usager yi daanaka loolu kenn xamul noo ko mën a tuddee jéggi autoroute daanaka sax dafa mel ne pratique la boo ñëwee fu mel ne Colobane dafa mel ne léegi yoon lañ ko def pour di ci jàll. waaw Ismaïla gis nga loolu yëpp mooy si li ma la wax xam nga kii li mu wax ne code de la route di nga ko jàng dem passé ko dem auto école auto école sax jàng dem nga ñëw passé permis dem te mënuloo xamuguloo oto ba léegi dama la jàgg sax dama am fu may dellu rek 2005 dama tase benn kilifa fii ma ne ko Sénégal kese laa gis am permis tey dawal taxi tey gis naa ko du benn du ñaar am permis tey su bëgg la jënti oto jox la. mais aussi permis ba amul dara loo xamee ne man non juridiquement amul dara lu la mën a tere nga dawal taxi bi aussi. xam nga lu mu indi ku amul expérience. xaaral ma mais est-ce que permis dañoo bind ne da ngay am expérience pour dawal. kooku du mën naa koy def mais lii rafet ci xel. da ngay am expérience su 2 ans. soo ko nekk chauffeur transport. foo dem si àddina boo déggee sirène. muy sapeur di police di cortège boo jàngee mbaa ka lay jàngal mbaa li may wax kii bu njàng ma mokkee xam nga ne on conduit à droite ay mu dem accident pour sapeur pompier 2 kilomètres mu ko jëlal 10 minutes ba nit ko mën na fa joxe faatu fonk ñu bakkan xamuñu ni ñuy def mooy li ma lay wax loolu dañ koy jàng. ci ñu ñëw ci ba tey monsieur Dione maanaam bu ñu ñëwee ci li ñuy wooyee mesures yi autorités yi nag war a jël. damay proposer rek. débat thématique nga jóg rek ne tey émission bi dama koy def ci wàllu casque wala ci wàllu doublé wala ci wàllu et cetera spécialiste ñëw expliquer gars yi déglu loolu mooy système bi. kon affaire bi du citoyen responsabilité du jiñante. parce que problème bi dafa wër ñëpp la concerné moo tax. mesures yi état jël mu ngi commencé ci depuis 2011 bi ñu defee lancement décennie d'action boobu ba léegi état toogul waaye nag li ci des mooy ñu commencé waxee ci njëlbeen ña nga xam ne ñoo yeyoo njàng ma boo leen xaaree du ñu ñëw il faut nga fekk leen jàngal leen ndax programme am na jàngalekat am na classe am na lan moo des jëli ñu war a jàng ñu jàng. comme ñëwuñu yow nga jóg fekk leen jàngal leen loolu mooy la première mesure que l'État a prise moo tax actuellement ministère des transports terrestres mu ngi def ay programmes de sensibilisation mais aussi des programmes de renforcement de capacité parce que sensibilisation ak formation bokkul mun nga ma sensibiliser ci sol casque parce que soxla moo jàng bu ñu solee casque mun nga ma sensibiliser ci takk sama ceinture sécurité parce que jarul may jàng nu ñu koy takkee mais mënuloo ma sensibiliser ci ñi ma dawalee oto bi il faut nga former ma. mais formation boobu nag. waaw formation boobu nag. waaw mooy wàllu ñii ku mel ne Mass. voilà ku mel ne Mass ci laay ñëwaat mais Mass bu ñu xoolee wàllu formation bi d'accord wax nañ ci mais comme li mu wax mënoo jëli nit ki ne ko par force lii dama koy def ci yow donc volonté nit ki la. mais aussi li ñu gis am na ci loo xamee ne mënuñu ko tuddee lenn lu dul def lu la neex dawalee nu la neex. loolu nag mooy li ma la wax mooy seppi ceeb. bu raxee xam nga doo ko sóoraale. da nga koy seppi pour mën a togg pour ñu am jàmm buñ duggee si permis à point. ku def mais luy njëriñu permis à point yooyu. mooy pour seppi. Ismaïla nga dawal tey
pour les feux rouges ñu ne la moins 3 points 12 points nga am yaa xam. ni nga koy defee 12 points pour la nga feu rouge parce que feu rouge day rayé. accident feu rouge day rayé. accident mortel la mu ngoog mortel. accident intersection maanaam fi ñu defal stop taxawal. ba oto bi sedd nga xool gauche xool droite xool gauche balaa ngay dem sax xool piéton bi balaa ngay dem xoolaat gauche soog a dem fii gisoo ko koy marqué moo tax loo fi gis accident boo fi gis guddi rawatina guddi dee lay indi. kon tali bi piéton bee ko bokk. ak oto bi. ak oto bi. mais est-ce que kenn ku ci ne xam na la ci sa cër kon. boo ko xamee jàmm am loolu nag laa lay wax maanaam di nga maal double oto jub la. nga génn boo xam ne il faut mu rabattre à gauche mbaa mu dal la. nit du tey di mbëkk day moytu. dinaa la wax si lu baax lu gàttal li may wax si prévention routière ak défense. la conduite défensive. mooy ma xamal la bu ma toogee. ñu ne dugg na si taatu camion laa lay jox exemple. chauffeur bu mun dawal du dugg si taatu camion. ku fekkoon jàngal nañ ko du dugg si taatu camion. ku mun dawal mooy tànn fu muy mbëkk. boo munee dawal yi toog si volant daw 70 80 100 110 ba musiba rek des si bu la desee benn seconde yow boo munee dawal yaay tànn fa ngay mbëkk taatu camion boo fa duggee dee. boo dawalee bu mu óor def nga musiba yaa doon nelaw mbaa say lampe leerul ngay daw 60 100 foo xam ne sa lumière matul àggul 50 mètres. amoo visibilité bi nga soxla. doyul da bu sa lampe defee 50 mètres éclairage. boo dawee 70 loo fa def lu fa dal yaa ko def parce que waroo daw plus 50 kilomètres boo defee nag sa toj-toj ba des wala waaye def toj-toj maal gaare. yaa xëyti bul ronu boo ne nii mbëkkee ko wet ay damm lañ fay jëlee bakkan du dem. waaye da nga gis ku freiné rek ba ne yorax dugg. te li ma lay wax sécurité routière moo lay wan nag ne la booy dawal bu desee lu accident rek des fi tànnal fa gën a nooy nga dal fa mbaa xool fooy mbëkkee. mais boobu day fekk nga am frein wala nga oto bi nga yor. li nga wax sécurité routière xam nga lu mu wax. lu oto neex lu oto baax dawal ba mel booy dawal mel ni amoo frein yu baax. prudence mère de la sécurité. yaa ngi daw ñaawal njort du waxi olof rek de. bu dee anglais bu mun la boo soxlawul accélérateur bi nga la tiimal frein bi freiné. boo yoree oto yenn situation yi mel na ni say frein baaxul maanaam garder sa distance de sécurité. lu am nga mën a téye sa oto. ngoog wala booy mbëkk du métti. ñu ñëw ci ginnaaw wàllu section de sécurité routière boobu maanaam nan lañu war a def mooy mesures yi ñu war a jël ngir accident yi wàññeeku. Très bien. Question bu intéressante d'abord dañuy trouver li ñuy wax ci tubaab dénominateur commun entre ñi nga xam ne ñoo seq tali bi ñenn ñoo ko seq apprenti yaa ngi ci apprenti yi waxuma apprenti car rapide apprenti mooy kuy soogoo jàng dawal oto comme ni commencé waxee léegi kuy jéemantu léegi sax da ngay gis ñu bindal la débutante. Très bien. Ensuite mu am les agressifs mu am les alcoolisés am les distraits dëkkandoo yooyu bokk kër gi te bokkuñu jikko il faut que nga utal leen dénominateur commun mais aussi il faut nga trouver un équilibre entre décision bi nga xam ne ki nekk ci oto moom kenn mu ngi koy jël librement ak décision yi nga xam ne moom la société bi imposé képp kuy dawal oto foofu nag la waxtaan bi nekk et foofu la état du Sénégal teg loxoom di wut nag solution duñ ko bàyyee parce que état moo war gérer sécurité routière mais pas seul am na ay partenaires les associations les entreprises et cetera ñoom ñëpp c'est des partenaires de l'état dañu war a andi seen main ci affaire bi état li ko wax mooy mettre les moyens yi nag des na quand même des na yëpp motu yembagul waaye préparation yëpp taxaw na ndax depuis 2002 la ñu révisé code de la route du Sénégal mu remplacé code de la route 62-31 bii doon jóge woon ci code français bi loolu yëpp ci ay jëlu utukaay yi mesure la donc lan mooy war a nekk dénominateur commun entre ñi bokk tali bi
la réglementation routière. ak sanction yi. Bien sûr boo jàngee ba pare boo jëfandikoo la jàng ñu sanctionné la loolu la d'accord. foofu sax lay siifee permis yooyu nguuru Sénégal moo ngi am yéene ñu bàyyi ci xel ci sunum réew kon da nga jub ne bu ñu demoon ci permis à point yooyu dana wàññi accident yow. boo gisee nit di jóge France di ut si waat permis fii daf ko soxla jógee France def la toj bañ suspendre la 1 an nga ñëw fii wala pour parce que fa nga dëkk fa nga liggéey foo nga dawal wala mooy sa moom ngay liggéeyee. permis li ma lay wax njëkk na la ko te da nga si bàyyi xel buñ la ko joxee Ismaïla moomuloo ko état bee ko moom daf la ko jox pour nga jëriñoo ko. boo si deful li ko war mun na ko da ko war a nangu ni muy nangoo passeport kii def toj bañ la ko mënoo génn dëkk bi même chose la bu ñu buggee jàmm bugg mu wàññeeku bu baax te mun na nekk jël suñu tànk yi dugg si garage Sénégal yëpp formé koo xam-xamam màcc na si sécurité dawal mun na bañ a nekk sax professionnel xam-xamam màcc na bugg na ko nga formé boo formé une centaine de personnes 3 heures de classe nga na nag léegi ginnaaw si tey boo yaa ngay dawal taxi jaune noir wala transport njaay boo déggee olof ñu jàngal la ko si olof boo déggee si français ñu jàngal la ko français am na si dëkk làkk boo dem ñu jàngal la ko li ñu jëloon ci wàllu waxtu daanaka li ci des bariwul jeex na daanaka dañ lay bàyyi rek nga conclure nga tëj. waaw li may tëj daal mooy nañu continuer di xeex parce que xeex bi du arrêté bu ñu jiñ kenn accident yi ñun la comme ni ñu koy waxee l' accident c' est nous donc li ñu mun def mooy di continuer di waxtaan te je fais confiance à nos médias parce que genre émission yi dafa nekk émission yoo xam ne da ngeen di impliqué ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci suuf te kenn ñu yëgu leen kenn gisu leen. tey boo doon tëj Mass. bu may tëj daal li ma la wax. secret bi lu gàtt la. xam soog a jëf baa nga def musiba comprendre pour mieux apprendre waaye doo jàng pour comprendre dafay gën a métti maanaam mooy am permis tey di jàng déedéet da ngay xam li ngay def njëkk soog a dem beneen bi mooy un accident n'arrive jamais par accident lu am na cause. sabab ba mooy lépp ñun la rek. sabab ba nag mën naa nekk oto bi mën naa nekk chauffeur bi mën naa nekk lu ne ba ci visibilité sax comme ni nga koy faral di waxee. loolu Ismaïla tuuti rek ci kaw loolu sabab boobu accident bi ñett yi koy andi nit ki tali bi ak oto bi dafa am yeneen facteurs yoo xam ne moo ñu wax facteur déclenchant mooy sàngara seeg alcool beeg drogue beeg yooyu bu jaxasoo mooy indi accident le plus souvent. jërë ngeen jëf sunu mbokk yi ñu doon seetaan ñoo ngi leen di jox dox daje seen beneen émission tali bi di leen sant di leen gërëm di leen wax ne lii mooy sunu wareef ñun télévision nationale bu Sénégal taxaw seetlu li nga xamee ne accident yi jéggi na dayo ñu war ci waxtaan woo ci ñaar ñi nga xamee ne yaakaar naa ne buñ leen wooyee fees nañu seen place muy kii nga xam ne moom mooy Mass ñuy ànd ak moom jamono ju ne ci émission bi ngeen xam ko ci miin ko ci ñi ciy ànd ak moom ak kii nga xamee ne moom la ñuy wax monsieur Dione nga xamee ne moom consultant la di liggéey bu am solo moom it ci wàllu prévention routière jërë ngeen jëf